asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo amati mbégte kontante teew fii tey ci seen télévision Kajom TV la télé au smartphone ñu ñëwaat ak di présenté émission à nos valeurs nag bu ñu ko waxee du leen dut société bi ngeen ci ànd ak seen xarit seen doomu ndey Penda Diallo tey nag à nos valeurs dafa invité ku am solo waaye tamit ku am dayo lool ci dëkk bi nekk président d'entreprise mais aussi maître tailleur nekk tamit en même temps président des associations couturiers et stylistes de Kaolack sëñ Ngagne nuyu naa la. maa ngi lay fay. maa ngi am jàmm bu baax a baax sant bu baax a baax. waaw ñu bàyyi la nga wax ak mbokki téléspectateurs yi rek. oui ñu ngi ziar ñëpp di sant di gërëm ci invitation bi ngeen ñu invité pour ñu mën a joxe suñ contribution ci li ngeen ñuy laaj. maa ngi ànd ak sama secrétaire général muy Babacar Faye. kon ñu ngi yem foofu ci nuyoo bi ba ci kanam ñu déglu question yi tuuti. waaye duñ ci wér mu ko tamit ci ànd ak secrétaire général boobu di association des couturiers et stylistes de Kaolack sëñ Babacar nuyu nañ la. ok jërë ngeen jëf sëñ Ngagne xam naa ne umpale woon ni jamono ji dégg nga ñuy wax ci mbirum emploi xamante ni ndaw yi la concerné léegi yow dañoo bëggoon a xam en tant que maître tailleur en tant que chef d'entreprise naka nga yaakaar noonu ngeen mën a contribuer maanaam jàpp ci pour ndaw yi am xëy. oui ñu ngi santaat encore di gërëm di kontaan ci question bi parce que li ñuy laaj ñun dañu koy fekk parce que ñun dañu jàng métier samp suñu entreprise ñu ñuy jox ay xale ñu leen di former te kenn fekkuñu ci kon état bu ñëwee ne day ñëw pour renforcer loolu dañ koy sant di ko gërëm ndaxte ñun xale dañu koy jox xale bu të xale bu jàngul bu bàyyi jàng ñu ñëw ñu former la def ci yow xam-xam yor la comme ni la sa baay di yore wala sa ndey di yore def ci yow yar éducation ber la nga mën a samp kër ba yor soxna yori doom yori jabar kon ñun su état ñëwee bëgg ñoo jàppale foofu kon duñ def lu dul sant ko gërëm ko di ñaan yàlla tam loolu noonu président mébét yàlla na doon lu sotti ba ñëpp gis seen bopp amiin dañuy def taxaw seetlu ci yéen tailleur du Sénégal du ngeen faral di def consommé local maanaam yenn ci ay tissus yi ngeen ji da ngeen faral di ko jéggaani ci lu ci mel ni Inde lu ci mel ni Maroc te boo xoolee am nañ fi industrie yoo xamante ni ñi ngi defar ay tissus fii ci dëkk bi donc lan moo tax du ngeen jàpp industrie yooyu noonu di jënd li ñuy defar ndax ñoom tamit ñu mën a bokk ci ñuy ñoŋal liggéey pour ndaw ñi am ko. waaw foofu il faut ñu revenir encore toujours suñu tissu yi ñuy yor nii par rapport ak tissu yi ñuy jéggaane c'est tout à fait différent parce que qualité yi ñoo bokkul il faut que suñu état yi aussi jéem a góorgóorlu ci artisanat bi renforcer doole usines yi moderniser ko de telle sorte que li ñuy defar Chine di ko defar Inde di ko defar partout dans le monde ñu indi ko fii kon kenn du jéggaane dara mais su fekkente ni da ngay bàyyi benn usine muy rouler amul ay moyens di soox di dem day mujj tëj sax qualité tissu bi ça va pas il faut aussi ñuy jéem a gestu maam Covid bi war na yee ñëpp Covid bi dafa war a yee ñëpp partout dans le monde que dañu war a jublu ci liggéey jéem a renforcer suñu structure yi fi nekk pour jéem a avancer comme tout le monde ok jot na nag dëgg la en tant que tailleur ñàkkul sax dégg nga bu fekkee jotu leen ci fonds force Covid 19 yi président doon joxe mu nekk alal ju takkoo takku ñu doon ci dégg ne tailleur jot nañoo jot seen wàll ñu bëggoon a xam rek ndax yéen jot ngeen ci. waaw foofu tamit foofu lay gën a insister quoi. parce que man nag artisan la artisan yi ñooy samay mbokk. ñooy samay xarit ñooy samay am di jàmm. fonds force Covid 19 yi. amoon na
PEJA. PEJA moo njëkk a génn am na ñu inscrire woon PEJA. ñooñu jox nañ leen kenn ku nekk 150 000. d'accord. après loolu bi PEJA bi génnee. le président Union Issa Dieye dem ñaan président ne ko doyul. soo yokkee ñu jël. président joxe ordre na leen artisan yëpp dem bindu ji chambre de métier. pour fonds force Covid yooyu ñu bénéficier wu ci. loolu moo waral ku am carte ak ku amul carte yëpp dem bindu ji ci yërmande président. foofu tam ñu ngi ko fi sant di ko gërëm waaye nag dafa dajul. ñii dañoo jot ñii jotuñ. ñuy ñaan président ci kàddu ministre bi laa déggee mu ne. képp ku bindu. ci artisan di nekk chambre de métier. da nga bénéficier wu ci fonds force Covid 19 sans distinction. d'accord. kon ñu ngi koy ñaan. loolu président. dégg naa sax démb ku ne ko benn kilifa gu ne ko président day li ñuy wax ne fonds yi agsi na ci Jakarta maan yi. mi ngi ci gouverneur yi. agsiwul. président réagir ci ne dana agsi. maanaam réaction boobu mu def foofu bëgg naa mu def ko ci ñun. ba bépp artisan bu nekk Sénégal. jot ci fonds force Covid yi. loolu moom maa ngi koy ñaan le président de la République. dëgg la léegi en tant que association nga nekk président bi est-ce que yéen a ngi def ay démarches wala est-ce que yéen a ngi sensibiliser lu ci mel ni tailleur yi pour ñu mën a am ci 4 chambres de métier yooyu noonu pour mën a bénéficier wu. code Covid bi. waaw xam nga ñun li ñu tax a former association bi dañu bëgg. xam nga dafa am loo xam ne. am na fi amati fi. muy ay démarches yu baax. mais ñun dañu ñëw pour renforcer loolu dolliwaat doole ji. ba information bi jàll. artisan bu nekk di gis sa bopp ci loolu. loolu yaakaar naa ni fii ñu nekk tey muy suñu siège du cœur de ville. amul benn artisan bu fi umpule loolu. te maa bëggoon nga def micro trottoir. d'accord nga laaj leen. amul kenn ku ci umpale loolu ñu ngi def démarches yi. pour que ñu am ay carte chambre de métier. ñi ciy am ndimbal nag. ñi ciy am ndimbal bu baax a baax a baax. d'accord am nañ partenaires yoo xam ni vraiment. ñi ñu ciy jàppale ba yaakaar naa ne loolu bu sottee. fii dootul am kenn ku fiy jàmbat carte artisan. d'accord incha allah ci wàllu gis sa bopp boobu laay wax moo tax dama ciy jaar di la laaj est-ce que membre association bi ñoom ñi gis seen bopp ci association bi maanaam est-ce que am ngeen mutuelle de santé est-ce que yéen a ngi am fond boo xamante ni ku ci feebar ci biir yi ni ngeen mën a yëkkati loolu jox ko pour mu fajoo. waaye li ma wax léegi ñun buñ juddoo yaagul. ça fait presque 3 mois 4 mois. d'accord mais ñi ngi def ay démarches yoo xam ni très franchement. ñi ngi ciy gis suñu bopp amaguñ mutuelle de santé nag. mais pas mal ci ñun. am na ñoo xam ne comprendre nañ mutuelle de santé. ba duggoon nañ ci. mais danañ fexe maanaam kenn ku nekk ci ñun. te am duggoo ci mutuelle de santé bi ñu fexe nga dugg mutuelle de santé. parce que lu am njëriñ la. d'accord dëgg la léegi yéen en tant que tailleur dañuy gis ne da ngeen faral di former ay xale comme wax ko sànq. nee nga da ngeen ni xale boo xam ne tënn ci yaayam dañ leen ko indi ngeen formé ko. xale boo xamante ni bañ na jàng leen ko indi ngeen formé ko. xale boo xamante ni amul métier maanaam ci lu mu jàpp dañu leen en même temps ngeen formé ko. est-ce que formation boobu noonu yéen a ngi ciy def lu ci waat est-ce que àq ak yelleef bi yéen a ngi koy def tamit yéen saa yi nga gis tailleur bu nga xamante ni dafay nekk ci place. sant na kat dimanche dagg du ko mën lu muy mën mooy passé rek parce que boobu lañ koy def loo. non ñun nag nous sommes des professionnels. d'accord ñun romb nañ foofu. parce que ñun aussi suñu métier dañ kaa jàng ba mu mokk. dëgg la. ñu am fuñ ñu jaarale ñu jaar foofu. fiñ jaar foofu la ñuy bëgg kuñ yor nga jaar foofu. dëgg la te ñu ngi koy réussir nag. ñu ngi koy réussir ñun bokkuñu koo xam ne da ngay daggee sa làng rek. ñëw jënd say machine indi. ut say booy ñu lay ñawal. déedéet ñun ay professionnel lañ. d'accord ñu jàng métier. exercer ko bañ ber ñu. ñu ber suñ daara.
di former ay xale di leen ber ñuy def ni ñun di yori kër di dimbale seeni parents te kenn fekkuñu ci encore une fois. D'accord. waaw D'accord kon su ma déggee li nga wax yéen ngi participer ci maanaam création d'emploi Macky Sall do yéen a ngi participer bu baax a baax comme yéen a ngi formé gone te dara du leen ci fekk fay ñu leen te alors que waroon nañ leen a mën a fay ci yenn liggéey yi parce que dañuy gis yenn liggéey yi dëgg la xale yaa ngi koy def mais dañuy fay lu ci mel ni stage Sénégal bu koy def da ngay fay ñu bëri am nga xamante ni doo fay mais lépp yaa ko yoral sa bopp te téer amul loolu kon daa mel ni daal su ma déggee day mel ni daal ci noonu ngeen bëgg a participer ci création d'emploi bi. waaw non création d'emploi bi président toujours son excellence le président de la République Macky Sall parce que mooy président sénégalais yëpp nag ku nangu ak ku bañ yëpp mooy sa président. dëgg la initiative bi mu jël nii ñun dañuy wax rek suñu kàddu tegul fenn mais danañ wax ba su ko mënee jot mu dégg ko déglu ñu tam dana am solo parce que ñun artisans yi xam nañ fi ñuy métti. dëgg la Sénégal boo ko bëggee defar boo defaree artisanat defar nga Sénégal gépp dëgg la parce que amul ku yeewu ci kër te artisan yeewoowul sa kër dëgg la te li la a commencé naa mujjee li ñuy sol nit ki comportement am fa muy commencé ci sandal muy ay dàll dëgg la commencé ci yére commencé si mbaxanaak dëgg la lépp artisan ko defar absolument loolu kon sans artisan nit ki mënul sax jéggi këram dëgg la kon vraiment pays développés yi ngay dégg sax dans le monde entier yëpp dañuy jàppale seen artisanat dëgg la ba kenn du fa jéggaani dara kon foofu laa bëgg Sénégal toll fa te président rek moo ko man te maa ngi jéegul si kàddu gi mi ngi xool ak bëtam ku gis démb li xew nga seetaan ko tuuti da ngay xam ne Sénégal fii vraiment jàmm mi ngi fi un président buy wax nit interpellé ko mun a joxal kee kàddu te ka ñu jox kàddu xamuñ ko dëgg la non vraiment am na démocratie am na kon liñ koy ñaan mooy mu góorgóorluwaat mi ngi góorgóorlu nag parce que am xalangu dajul fépp dëgg la même dans les pays développés da ngay gis ñoo xam ne dañuy ñaxtu ci problème emploi dëgg la mais na def li man te jàppale artisanat bi parce que loolu mooy Sénégal waaw est-ce que tamit artisanat bi yéen maanaam juboo ngeen juboo gu doy def ngeen benn say di xàccandoo di dóorandoo tamit non ñun amuñ problème man ñi yor association boo ci tudd tey ñëpp samay gaañ lañ umu ci xaar ma yàlla ak doomu aadama dëgg la umu ci xaar ma yàlla ak doomu aadama ñëpp samay gaañ lañ man ñooy bokk di toog ñooy bokk di waxtaan gis-gis yi mën naa wute dëgg la mais ñu ñëpp benn lañ suñ demee ba nga xam ne intérêt commun moo des muy intérêt de tout le monde dañuy bokk nekk benn nag parce que amul dispersion entre ñu na léegi daal su ma déggee daal li ngeen gën a soxla mooy état gestu leen mooy gën a soxla ba bu demee ba ci lu ngeen doon soxla tamit dina bokk ci loo xamante ni maanaam luy jóge ci président la ñëw ci yéen lu ci mel ni fond tey jii bu leen président joxoon fond bu takku bu bari yéen lan ngeen ci xalaat a def mais yow ñun ñoo jar a dimbale soxna si parce que ki ñëw yor entreprise am kenn fekk ko ci nga ñëw renforcer ko de capacité soit fond bu muy développé wala nga utal ko matériel bu muy développé loolu très franchement ñooñu ñoo yeyoo dimbale ñooñu boo leen dimbalee pousse leen tuuti ñu dem seen yoon kon création d'emploi yemul donc ci jeunes yi tamit non yemu fa dëgg la amul foofu état mi ngi góorgóorlu di def je profite de l'occasion ma lancer un appel ci président di ko ñaan ne ko formation yi ñuy def parfois dafay yàgg d'accord damay jël un exemple ci déploiement massif bañ defee formation bi mooy maître apprentissage léegi mu mat presque 4 ans ñi ngi si gannaaw loolu di daw suba ak ngoon guddi ak bëccëg xamuñ sax fu mu féete day amul suite sans suite d'accord kon léegi ñun su état dañuy dimbale ndimbal day gaaw waaye may dégg sama maam la ndimbal loo gis na ca fekk loxoy borom est-ce que yéen def ngeen ay
ay démarches pour jot ci ndimbal loolu bala ay démarches pour ñu dimbale leen tamit. non ñun xam nga ñun tam nous sommes des Sénégalais. fañ war a jooytoo rek la ñuy jooytoo. dëgg la. duñ manifester. duñ yàq. duñ wax wax ju ñaaw. duñ manifester. duñ yàq duñ wax ju ñaaw. dëgg la. waaye lu baax nag ñoo ko gën a bëgg ku koy bëgg. dëgg la. lu baax fañ koy jooytoo ñu ngi ko fay jooytoo. parce que chambre de métier mooy suñu kër ñun. foofu daanaka duñ toog semaine. demuñ fa ñaari yoon ñetti yoon ba ñeenti yoon. pour ut fa ay information yoo xam ne ah dana jëmale kanam artisan. wala information yoo xam ne dana jóge ci état. ñëw ci artisan. loolu ñu ci lañ dëkk. ñuy profité occasion di remercier suñu secrétaire général ba fa nekk. muy Ndiaga Ndiaye. ak le technicien Fallou Cissé. parce que ñi ñuy jàppale ci loolu bu baax a baax. vraiment ñi ngi ci démarche yi nuit et jour même bu ñuy nelaw sax ñi ngi xalaat noo xam ni. danañ fexe ba artisan yi kenn ku ne gis sa bopp. dëgg la xam nga buñ ne état ne madame le maire Mariama Sarr. gis nga Mariama Sarr moom moo toogal fii nii état. ci région bu Kaolack. est-ce que moom di dox seen diggante ak moom mu ngi koy def est-ce que yéen a ngi demlante di dikkalante. waaw xam nga wax naa la ne la. ñun biñ juddoo yàggul. dama lay jox un exemple fii ci cœur de ville bi ñu nekk ni tey. gars yi daan nañu am ay marché ay tenues. wala leneen génne ko cœur de ville bi ñu liggéeyee ko ci biti indi ko ci biir ñun biñ organisé woo. cœur de ville mi ngi commencé di ñu jox ay marché. jox nañ ñu fi ay tenues. jox nañ ñu fi ay masques. loolu lépp ñu ngi koy sant yàlla cœur de ville. alhamdulilah sëñ Babacar yow yaa topp ci président bu président nekk. mooy secrétaire général. waaw bu président nekk yaa fi nekk dugg nga xale yi léegi yow dañu bëgg nga xam rek lan nga leen dénku xale yi loolu leen dénku. waaw comme ni ko président waxee rek. président wax daanaka wax na wax bi yëpp. comme ñun ay artisan lañ. ay xale lañ ay ndaw lañ. toll si liggéey suñu àdduna nekk suñu kanam. kon dañu war a góorgóorlu fexee liggéey rek. xale bi su nekk. boo toll si liggéey dama jàngi métier. dëgg la soit que nga nekk tailleur wala nga nekk menuisier métallique wala nga nekk menuisier bois. qu'importe daal na nga dem liggéey. parce que loolu mooy sa avenir. liggéey mooy avenir ku nekk. ñu ne ay artisan rek. wax dëgg yàlla comme ni ko président waxee rek du début au fin kenn jàppale wu ñu si dara. dañoo toll si jàng ñu war a toll si jàng nañ dinañ nga xam ne 14 nañ suñu jàng dañoo dem jàngi métier. jàng métier mu métti ñu nekk si ba yàlla def ñu berne. ñun ñu bere tam noonu lañ dee bere ay booy man ma berewaat léegi 2002 dama bëgg naa ko lu mat 7 personnes. ñoo xam ay responsable lañ ay père de famille lañ doon nañ jabar. doon nañ kër. te kenn jàppale ñu kenn fekk ñu si. comme ko président waxee rek. kon président de la République son excellence. su demee bay def renforcement de capacité. si secteur artisanal. war nañ fexe ba su liggéey rek yor xale. ñu jàppale la. loolu c'est facile à faire parce que xam nañ informatique bi ñuy doxee Sénégal. da ngay yor place yor seen machine nekk ay xale ñu lay yàqal ñu leen a muñal. leen jàppale. ba yàlla def ñu génn am réussite yor kër. noonu la mos a dundee fii Sénégal. kon suñu demee ba dem ba ay renforcement de capacité génn si côté artisanal. kon c'est normal que ñu dem si informel bi. questionner gars yi ñu ci nekk si informel bi ñëpp ñu laaj leen ni ñu doxalee. comme ça pour ñu mën leen renforcer nit boo ko jàppale da ngay xam suñ position pour nga jàppale ko. dëgg la mais su dee nga jël ay milliards rek xëpp ko si biir nit ñi ne da ngay jàpp si artisanat. xaalis bi nga tasaaroo. comme ni ko waxee ni président waxoon la fois passé. ay fonds yi amoon na fi ay DER. ay PEJA. ay yu bëri yoo xam ne ay renforcement de capacité la woon. ay financement yu milliards yu bëri si président defoon. depuis 2012 ba léegi def na si ay milliards mais milliards yooyu kenn xam fu milliards. loolu nag loolu lañ koy bañ a laatal. bu demee bay defal lu mel nii nañ fexe dem si terrain bi. ñu nekk au bas. parce que en bas parce que am ñoo xam ne ñu ngi nekk si kaw dañuy yàkkamte président débloyé ay milliards. ñu toujours milliards yooyu noonu jël ay quelques personnes liggéey ak ñoom ñu des ñu xool ne feneen duñ ko dugal. mais buñ duggee si informé bi nag comme ñun suñu genre yi nga xam ne dañuy yor place léeg-léeg weer dee nga am problème location sax. pour fay ko. da ngay dem ñu gën a débrouiller pour lijjanti pour fay ko. facture courant ñëw nga ko fay. démarche yooyu moo nekk suñu secteur informel da ngay am problème courant da ngay am problème mu location place. yëpp dafay nekk. mais yow yaay débrouiller
toute façon sa bande yaa ko jox lekk yaa ko jox naan événement day jox sax nga jël yére partout ko mu sol kon ça veut dire que yëpp say moyen bopp lay demee expérience bopp parce que du moyen sa expérience moo fa nekk rek parce que yaa ngi liggéey mais liggéey bi doxee noonu expérience bi ngay calculer def ay yenn démarches yi yenn démarches yi kon daal ñun dañuy sant président si initiative bi ñu jël di ko jaajëfal di ko xamal ne ko daal di ñu daree moom comme ñun ay artisan lañ informel bi leen nekk nag ñu gën a jàppale si ñu jàppale dañuy xam ñu jàppale dëgg la ni ma ko waxee woon sànq rek di gërëm di sant sama invité yi nii sëñ Ngagne Thiene waaye tamit mu fàtte bu sëñ Babacar je salue au passage le président muy Serigne Mboup di remercier encore le directeur muy Mbaye Ngom di remercier Lobé et j'en passe ku lim juum waaw loolu am na papa li duuf ci nag bi xajul ci cin li ci l'émission Titre à sa fin mi ngi ci tànku jeex kon dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo waaye tamit di la wax lan ngay dénku président rek waaw wax naa rek sa njëlbeen ba ma d'abord damay remercier ñi nga xam ne ñoom la àndal di liggéey parce que jiite mbooloo yombul ànd ak nit ñu lay déglu di wax ak yow di la conseiller di la dolli am confiance ci yow loolu dara fayu ko kon maa ngi remercier ñooñu di remercier képp koo xam ne sama kàddu gi yaa ngi koy dégg te bokk ci association bi maa ngi lay remercier fa nga toog dëgg la di dénk président ne ko ndimbal dafay gaaw ñun ci waar wi lañ ñu fekk xam nga ku doon wax naan sëñ Fallou waa ji da ko wax ne ko Mbàkke yóbbaale ma mu ne ko su ma la fekkee ci yoon wi de dinaa la yóbbaale ñun dañ ñoo fekk ci yoon wi yóbbaale ñu jafewul da ngay taxaw rek ñuy yëg kon ñu ngi koy dolli ne ko loolu muy def na ko commencé ci artisan yi jaare la ko par les chambres de métier artisan yi kii aussi may lancer un appel ci artisan yi pour nga nekk artisan da ngay am carte artisan pour nga nekk sénégalais da ngay am nationalité sénégalaise muy la carte d'identité bi wane ni yow sénégalais nga kon artisan bu ci nekk ci Sénégal waxuma Kaolack mais Sénégal da nga war a wut carte buy wane ni yow mi artisan nga kon maa ngi gërëm ñëpp di la remercier yow aussi parce que vraiment ça a été quoi alhamdulilah